dem fu sori wala nga ñeme wala nga bëgg akara da ngay ñeme kaani parce que man damaa wex xat moo tax combat la bu nga xam ne jaay na boppam présenté na boppam parce que papa ku ko xam ne moom c'est un lutteur offensif c'est un lutteur explosif ku xam Siteu xam ne Baye Fall la lu taxaw ci kanam yaakaar na ni dalaa war a ramasser dem ci leneen lu ko bëtam may fitam may na ko kon Pape Abdou combat bi nga tëgg tubaarkàlla macha allah combat gënu ko neex te yéen ñaar da ngeen a am défi bu mag parce que fii làmb tollu tey ak jafe-jafe yi làmb am yéen ngeen nekk ténor yi nga xam ne yéen a fi am combat bu tax nit ñi di wax kon yéen a war a relever le défi yéen a war a créer déclic bi yéen a war a delloo si waat waa làmb ak ñi nga xam ne dañoo bàyyi làmb yéen a leen war a delloo si ci làmb ji moo tax bés la bu nga xam ne lu ngeen ci def ci promotion doyul lu ngeen ci def ci fulla ak fayda doyul lu ngeen ci def pour bëggal amateurs yi doyul parce que yéen caabi làmb ji mi ngi ci seen loxo kon nag dañuy bàyyi d'abord Papa Sow mu nuyoo ubbi waxtaan bi jox si mu nuyoo journaliste yi laaj ko ay ca Papa Sow vous avez la parole. asalaamaaleykum mbooloo mi. allo ak sant di nuyu waa diaspora bi di nuyu presse bi di nuyu Pape Fall ñu fi dajale di nuyu sponsoriseur bi nga xamante ni mooy Bac Agricole di nuyu waa ID Média di nuyu amateurs yi di dal ko di nuyu aussi Père Ba ci turu ménager di nuyu ñu fi daje ñëpp di nuyu suma adversaire suma rakk muy Siteu di nuyu ñëpp di wax salaam. Bac Agricole waaw mu laa jiital banque bu mën a dimbalaat bi waaw waaw ñu ngi charte jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul maa ngi nuyu ñëpp ñu fekk fii nuyu suñu kilifa yi toog nuyu papa nuyu axul am lépp nuyu sumay waajur di nuyu caamakan bi ma jógee suma sëriñ Sidi Mbacke alxuraan yooyu di masawu caamakan bi ma dëkk sama xarit di seet si man bu décédé di masawu waa Zeyzen sama benn xarit bu décédé bu nekk vraiment Zeyzen di ngeen masawu yow nekk lu bokk si man lu jóge si man lu métti maa ngi koy masawu àdduna ñëpp yow di gërëm ñëpp leew foole séeréer bi si naa noonu bi noonu ndokor noonu on daa noonu leew noonu naa kumba fa la jufaan ñu si tàmpel ndam tàmpel waaw jërëjëf. merci beaucoup kon nag dañuy daal di rek ubbi laaj yi man tey moom du ma laaj damay réguler rek jox sama mbokku journaliste yi ñu samp seen laaj ndax ñaari mbër yi wax naa leen ko kenn ku ci nekk dafa am ginnaaw ndax papa boo ko waxee mu ni Fass Colobane Gueule Tapée ak li ko wër parcelle 1 ba 26 ñu ngi ci ginnaaw nga wax Siteu mu xamal la moom tamit ni Diamaguène Thiaroye ak li ko wër yëpp ñu ngi ci ginnaaw waaye tamit ni mu waxee Fogone séeréer boo ko déggee xam ni doomu île du Saloum la doomu Niodior Dionewar Mar Fafako Mar Sul Mar Lodj Djirnda ba Bassoul ba jàpp gox-goxaat yooyu yëpp moom bu bëree bëri war naa bëri bu bëriwul war naa bëri Papa Sow dañuy faral di wax ni doomi mbër jàngil bëri yàgg-yàgg dees na la ñam papa ma ko jiitu ci làmb am na sax ñuy wax ne papa ma ko dàqoon na bëri Ousa di magam moom tamit nekk ci làmb mu nekk ku nga xamante ni nii dafa ñëw frayer passage am ut turu boppam ba imposé wu kon ñoom ñaar seen combat dina metti lool dina tàng lool ki njëkk a bindu pour laaj mooy Assane Waalo Gueye sunu làmb Assane Waalo Gueye suñu làmb ñu bu fekkee am na micro baladeur wala nga ñëw fii rek sàpp sa laaj. salaamaaleykum di nuyu promoteur yi fi toog Pape Abdou Fall journaliste yi ak waa E-Media en fait j'avais 3 questions l'une s'adresse à Papa Sow
l'autre à Siteu et la troisième à Pape Abdou Fall. Papa Sow ñu fi toog ñi ñëpp umpalewul ne que ne instant bi amoo écrit léegi est-ce que yow mën nga ñu leeral jour ji ban couleur ngay durée da ngay dellu face bu dee mënul nekk da ngay créer écrit wala da ngay rejoindre Rock Énergie loolu mooy question bu s'adresse nag Papa Sow. léegi Siteu amateur yu bëri soo leen laajee danaan Siteu Papa Sow moo ko dàq bëri moo ko ëpp expérience Siteu si rek la am question loolu da koy dëggal wala ak bu dee dégg nga ko est-ce que loolu dérangé na la wala dérangé wala. troisième question bi Pape Abdou Fall laa koy jagleel sànq wax nga le jour ji billet doo am combat bi doo am billet mais est-ce que am nga logistique nécessaire parce que làmb dafa informel de trop pour que nga réussir sa initiative boobu merci loolu moo doon sama trois questions. merci beaucoup d'abord Papa Sow mun nga tontu ndax mesure d'exclusion bi la dal ci Fass ñëpp yëg nañu ko waa Fass nee nañu dàq nañ la ci écurie bi bokkatoo fa moom muy laaj ci ban couleur ban label la Papa Sow nar a bëresee ndax Rock Énergie lay doon wala boog daal buy ñëw ci naka lay ñëwee. waaw alhamdulilah quoi xëy na Pape Abdou Fall jàpp na date le 5 avril ñu ñëpp jàpp ne incha allahu rabbi le 5 avril fële ci arène nationale dinaa bëri loolu daal laa bëggoon ci wax incha allah. Papa bëri si moom mënoo koo bañ a def parce que da ngaa jël avance waaye comme dañ laa dàq Fass laaj bi leer na kay nan ngay ñëwee ñan ngay àndal parce que loolu actuellement nii war na mën a leer ci bopp ñi nga xam ne ñooy journalistes yi loolu dañ la laaj waaye bëri bi moom dañ ko def ndax ku jël avance tëj du boobu. waaw ñun daal doomu Fass lañu man kenn mun maa génne Fass xëy na mën na ma génne sax ci association wala structure mais man maay Fass Papa Sow man maay Fass structure mën nañu ci génne du wow doomu Fass yëpp Médina Fass Colobane Gueule Tapée HLM Parcelles Assainies 1 ba 26 Yoff Cambérène Kaolack Kajoor fu supporter Papa Sow nekk rek ñu ngi lay woo ñu prépare le 5 incha allah. licence bi ban kii moo ciy nekk ban association te licence moom dañ la naan ASC Diamaguène wala ASC Sampaate wala ASC nangam licence bi dina am ASC xanaa dina am écurie ban structure la licence bi di nekk. en tout cas daal dinaa ñëw làmb ja bàyyi dem dina ma tuusal dinaa bëre di ñaan yàlla may ma ndam incha allah loolu yaa ngi solo. alors bi ngañ dafa am précision boo si bëgg a indi ci laaj boobu. waaw. dama bëgg a xam ndax président Abbas Ndoye dina nangu signer sa licence ou pas parce que licence signature collectif la te président écurie moo koy signé ndax yàq Abbas Ndoye dina signer sa licence ou pas. waaw di profité rek di remercier jëma góor ji Abbas Ndoye yàlla boole ñu ànd ba suñu ànd daal di jeex muy ko sonn ci man démb ak bërki démb ba tey te lu dee moom sama kilifa la ma koy ñaanal rek naan ko ñaanal ma sama combat bi dem yàlla ma la si ndam jërëjëf. jërëjëf xam naa ni daal papa bëggul xuus ci loolu comme ñu jàll ci beneen laaj bi nga xam ne moom la laaj Siteu moom mu ne dafa dégg daal wala mu for ci wewu bëy ñu ne ki ngay dajeel muy Papa Sow moo la ëpp expérience moo la dàq bëre yow làmb ji mystique rek nga ci am ndax dégg nga loolu wala yi tamit bu dee dégg nga ko ndax lu lay déranger la ci combat bi. waaw déranger ma benn yoon te expérience bi tamit d'accord naa ne moom ko ëpp jaajëf. Pape Abdou Fall mu ne innovation nga indi ci wàllu billetage nga ne billet du am te làmb ku ne xam na ni dafa xaw a informel xaw a réfractaire ci ay innovation alors ndax yaakaar nga ni trouvaille boobu dina prospérer. allo ok damay apporter benn précision billet dina am mais dañ ko dul jaay ci stade à 2 mois de l'événement dana leen fan yu néew dinañu jël suñu ay matuwaay wax leen nan la ñuy jaayi bii dama nekk en partenariat ak Banque Agricole du Sénégal ci kaw loolu
am na yu ñuy développé yoo xam bu soobee yàlla kuy jënd billet te nga koy jëndee même stade ba boo fay ñëw ce billet dinañ la ko jox avant ngay egg ci stade ba cela veut dire que day am prévente waaw prévente bi mooy que ni dañuy jaay billet yi avant événement bi ku dikk joxe sa billet ñu daal di la koy scanner nga daal di dugg mbaalo yàq il faut que ñu seet nan la ñuy doxalee ba apporter des innovations ñi nga xam ni ñooy amateurs yi fans club yi ñëpp dinañ jël suñu ay matuwaay fii ak ay fan yu néew wala fii ak un mois wax leen mbir dinañ leen dajalewaat nii communiquer ci ba ku nekk xam nan la ñuy def pour am billet de telle enseigne que yow boo dikkee stade ba rek da ngay joxe ñu scanner nga daal di jàll même ña fa nekk du ñu encaisser xaalis non c'est-à-dire que bu ma nee stade ba kenn du fa jaay billet doo joxe xaalis nii donnant ñu jox la billet déedéet dafa am fu ñuy jaar pour nga am sa ticket boobu fa ngay jaar boo fa jaaree am na code bu mu lay jox code boobu boo dikkee ña habilité vérification bi ñoom ñoo koy scanner wane ni lii valable na nga daal di jàll loolu mooy innovation majeure bi nga xam ne moo am ci làmb ci. jërëjëf leer na Omar Bayoba enquête Omar Bayoba journal l'enquête. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu les deux lutteurs et le promoteur man sama question maa ngi ko doon adressé à Papa Sow di dellu si waat ci dàq bi nga xam ne waa Fass dàq nañ ko Papa Sow li ma la bëggoon a laaj mooy dàq boobu yow bi nga ko yégee nan nga ko dundee d'abord ñaareel bi mooy yow est-ce que dàq boobu ñu la dàq après nga jël combat ba pare est-ce que dafay nekk avant kii ñu koy wax inconvénient ci yow maanaam daf lay dissuadé wala avantage lay nekk ci yow suuru combat merci. Aïcha Papa maanaam dàq bi la dàq. waaw merci jërëjëf defe combat bi taxawoon 23 octobre côté boobu ba Pape Fall defe combat bi le 23 octobre la taxawoon waaw man ñu ma dàq le 12 décembre su ma jumudee waaw kon combat bi moo jiitu loolu waaw di la wax ni ñun amuñu ci xel ñaar ku daan génn fi Dakar di bëri fu nekk doo am xel ñaar ku la gunge ñun daal ñu ci lay entraînement le jour ji dañ ñoo bëri si incha allah rabbi incha allah. merci beaucoup moom maanaam li mu bëgg a xam ndax source de motivation lay doon wala sur le plan mental et psychologique dina am nu mu la affecté parce que ku ne xam na ne Fass fa nga juddoo fa nga yaroo fa nga màggee fa nga defee sa carrière nga war a xëy bëri ji ci beneen label wala ci beneen kii loolu lan lay def ci yow. loolu la wax ok bon ñun ku ñu xam-xam ne ñun doomu Fass la ku ñu xam-xam ne doomu Fass la ku ñu xam-xam ne ñun ay doomu Fass la dëgg yàlla xamuñu fenn fu ñu Fass waaye nag làmb moo demee noonu rek dikk ma ngeen ànd tey ji mën naa xëy bu ma dàqu sax ma génn rek yem fa yàlla yóbbu ma ànd bi day yem te ne yàlla fii la ko yemale na rafet rek na rafet comme ay bàyyi ñëpp man jéem a gën a rafetal te xam ne àdduna dara jaru ko loo fi wax guddi yu toll nii dootul effacé wu à vie àdduna dafa développé dara jaru fi surtout ngay waxal nit lu mu deful nan ànd ci ngor lépp jeex ci ngor waa sow bu naam sax bu yàlla defoon mu am xaalis yenn xaalis ci làmb heure bàyyi naa bëri xool leen bu ma mën a gën a may xaalis ndax làmb xaalisu làmb day koy dégg rek waaw fii dara jaru fi lu ñaaw na rafet na ba pare na rafet rek jërëjëf. merci Pape Alioune Mbaye Walfadjri Pape Alioune. Pape Alioune Walfadjri mu ñëw samp laajam. salaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu ki nga xam ni mooy Pape Abdou Fall mi taxawal bés bi di ko ci ñaanal mu am ci ndam di lancer rek benn appel saison bi door na
combat yaa ngi am waaye fa tubaab fa yàlla combat bi bokk na ci yaakaar yi nga xam ni mën na tax làmb gën a suqaliku kon na ci ñëpp jàpp ñëpp ànd ci liggéey di nuyu ñëpp ñuy jël nuyoo bi di ko teg ci loxo koo xam ni suñu kilifa la nekk ci jotaay bi olof yi dañuy faral di wax ni sa naaru góor soo bëggee mu naat doo ko dégg sa xarit waaye dëgg koy dégg xaritu naaru góor làmb it suñu bëggee mu naat nun ko dégg koo xam ni kàddu nooram dina méngoog jëfu nawetam kon le président Bassirou Babou sama nijaay maa ngi lay nuyu di la jox sa cër ak sa wàccuwaay mbokk yi bu loolu weesoo may ndokkeel ñaari champion yi nga xam ni ñoo war a daje muy Siteu muy Papa Sow ñoom ñaar kenn mosut a yàq làmb papa ginnaaw ma la joxe sa cër ak sa wàccuwaay li waral tey Fass ñu jëlee la fa bokk na sa féete ak mbëru Parcelles olof yi dañuy wax ni ragal féete day xañe wërsëg ñu bëggoon xam contact bi yi nga xam ne yaa ngi koy pare combat bi ndax yaa ngi ciy liggéey ak mbëru Parcelles yi for nañ ci wewu nag it Papa Sow dafa war a taxawal lu bees muy écurie ñu bëggoon xam loolu ndax am na ak it bu fekkente ni pare na ak fii combat bi di ñëw le 5 avril ndax it bëgg a defar say këy bëgg a am staff ak ñu liggéeyal du nekk loo xam ne pression la Siteu ñu lay jox sa cër ak sa wàccuwaay di la nuyu di wax ni Siteu mbër mu mag la mbër moo xam ne fi mu yegg ci làmb jomam ak jàmbaaram moo ko fa indi waaye Siteu fi mu ne tey muy Lansar mu bokk ci champion yi nga xam ni ñooy yaakaaru équipe ba ne ci loxol suñu ndijaay Max Mbargane moo am loolu expérience làmb ñu gis Siteu ak combat ak ki nga xam ne mooy Sa Thiès gis Siteu combat ak ki nga xamante ni mooy Gouye Gui jom gi ñëw na jàmbaar gi ñëw na fit ba ñëw na ak bëre ba waaye ci njeexital ga làmb daan ak daanu la ñu bëgg a xam ci loolu ban expérience bi ciy tiré par rapport ak sa combat ki nga xam ne mooy Papa Sow ak fan lañ la ci mën a xaar mbokk yi ñoo ngi jéggal merci Papa Lune kàddu yi rafet na d'abord Papa nga tontu ci laaju Papa Lune. waaw merci Papa Lune man bu dee Fass dañ maa dàq ci ànd ak waa Parcelles yi xanaa am ñoo xam ne dañ leen war a yóbbu monument jël ay pël jël essence dugal ci taal leen xanaa non dama ne man bu dee dañ ma dàq ci ànd ak waa Parcelles ndax man kenn du ma tere ànd ak waa Parcelles Parcelles laa dëkk mais xam naa fu may yem kenn ku ne te ànduma ak ñoom ngir koom dama ànd ak ñoom ngir cër respect mais ñi nga xamante ne xaalis moo tax ñuy ànd ak mbër xanaa boobaa ñoom dinañ yóbbu monument place de l'Obélisque jënd essence jël ay produits dugal leen ci taal leen ah non comme ñaan dafa fekk xool leen rek waaw yéen gën ay fii ay man ay mala dajewul fi ay nit yi am ay xel di xalaat mu ñoon fi la de man ma ànd ak waa Parcelles dama ànd ak ñoom àndu mag ak rakk wax naa ko Abbas Ndoye keroog ci réunion bi ma ne ko président mu ne ma waaw ma ne ko Ada Fass am combat ñëw sa kër ne la père jàppale ma dooy def mu ne dinaa ko jàppale ma ne ko loolu ma doon Parcelles ku ci am combat di ma seet si dinaa am naa combat su ma amee sama poos ma jox la su ma amee sama xalaat ma doole la daal may dégg ni mu dalee Abbas Ndoye dal keneen noonu la ma dalee dama nekk ci kër bërëb boo xamante ne nii dama fay jiital bokkuma ko kenn écrit mais dama fay jiital te cër yàllaa koy joxe xale yi bu la juboo dama si rejeté kenn ku ne dama lay téye boole sama bopp man def ma ko ngir dërëm def ma ko ngir dara dama ko def te yàlla rek ak samay raqat ku si ma la conseil dama lay conseil lu ma am leneen lu mu jël dama ko ci def mais utuma ci dërëm ñu ci ut dërëm da leen war a ñoo leen war a punir pour dire vrai. merci beaucoup ñu jàll ci Siteu mu ne bëre nga ak Sa Thiès bëre ak Gouye Gui ban expérience nga tiré ci ñaari défaite yooyu pour mën ci maanaam am profit sa diggante ak Papa Sow ban jàngat nga def ci ñaari défaite yooyu. waaw li ma ci wax mooy jàng naa ci expérience bu bëri yokku na ma tamit lu bëri si làmb tax na tamit ma xam lu bëri mais nag man nekkul mbër boo xam ne dama ñëw si làmb ñu daan ma man dama jógee si combat ma Sa Thiès am ci défaite ndax dama manqué expérience mu jógee sama combat boobu jonaat si beneen combat ci la am victoire maanaam Zoss sama combat man ak Gouye Gui dama bëgg nit ñi di si bàyyi xel tey dañuy ñëw làmb ñoo ngi wax làmb dafa am crise kon man xanaa suma période woon kon làmb day dee ndax làmb jot bu leen fàtte sama bopp 4 heures lañ toj sama bopp 4 heures lañ toj sama bopp bu ñu tojee sama bopp dama sacrifié ne bu loolu pour sauver làmb pour làmb am paaw pour làmb am njariñ
dem bëree te bëree bi lépp maa ko def mais ndam yoruma ko dama doon niir mais lépp dama ko def ngir làmb te pourtant ñi fa nekkoon nekk ay nitu làmb xam nañ ne sama bopp dafa toj ñi fa nekkoon nekkaloon CNG xam nañ sama bopp dafa toj Paa Abdou Fall bi moo tëjoon combat bi te ñu bari xam nañ sama bopp dafa toj mais kenn ñëw téye nañ may bëri mais dama sëbal làmb làmb jooju maa def lépp maa bëre mën nañ seen si man ndam ba nu muy jeexee kon awma lu ma ci wax lu dul sant si yàlla félicité ki ma daanoon loolu rek laay wax mais dama bëgg chaque jour ñuy xool nit lan mooy njariñam ak lan mooy tànkam jaajëf. Merci Siteu. Fatma Dia Info Rewmi. Fatma Dia Info Rewmi. Enfin une dame. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen nuyu ñëpp di leen ziar ma ñaari question rek laa amoon mais dama koy séddale muy Siteu ak Papa Sow mooy dama gis ni yéen ñaar ñëpp seen dernière sortie yëpp dinañ ko perdre est-ce que combat bi nekkul pour dernière chance pour ngeen mën a accéder ci kaw merci muy Siteu ak Papa Sow. Merci. Leer jóge ci défaite yéen ñaar ñëpp jëlaat combat. Alors ndax bu ngeen raté examen bi du yàq seen progression ci làmb. micro Papa Sow. oui allez-y. waaw làmb moom mbër moo gis rek day uti ji ndam ngay ut kuy génn sa kër yi ndam la tax a jóg mais yàlla mooy joxe ndam roi de carrière bu rafet nag ñëpp bëgg nañu ko ku sañoon yaay jiitu ci mbër yëpp. su ne yaa nekk roi des arènes mais nag yàlla noppi na li ñu mën rek moo ñu sabablu góorgóorlu ñaan yàlla may ndam may ñu ndam loolu la ci mën mais yàlla moo joxe ndam keneen joxewul ndam waaw di ñaan yàlla may mu ndam rek te loolu laa ñaan yàlla waaw. merci beaucoup sama gars yi affaire bi xaw na lëw de Thierno Dieng Kéwel Thierno Dia Kéwel. acca salaamaaleykum assistance bi ñu ngi nuyu ñëpp leen ziar ñaari question benn Papa Sow benn Siteu Papa Sow dañuy gis sa diggante ki nga xam ne mooy Modou Lo lien bi ngeen am ñu gis nga jël ci combat boo xam te ne bii ndax Siteu ndax Papa Sow ki nga xam te ne mooy Modou Lo ban position la ko seen taxaw sa diggante ki nga xam ne mooy Siteu ndax ku nga xam ne Siteu am na loo xam te ne moo ko lié diggante ak Modou Lo nga xam da lay jàppale wala day def élément wala day wax que le meilleur kay comme yow ni nga ko waxee woon sa diggante Modou Lo ak Gris Bordeaux Siteu dañuy gis saa bu amee combat boo xam te ne bii moo lay relance ci biir VIP bi da nga koy perte te yaa ngi bëre koo xam te ne bii ku doy waar mi Papa Sow te tamit dana am loo xam te ne da nga ko yor si supporter Siteu da nga lay préparé combat boobu ak ki nga xam ne mooy Papa Sow jërë ngeen jëf. waaw Thierno xanaa loolu damay profité rek ndax nag nit moom da ko wax lu jikkoom combat bi muy waa Diamaguène muy waa Parcelles donc lu ñu jël moom teg ko fa libéré ko te xam ne moom ak naa fekk ñu jàppee combat bi da cee moom waxu ci jiw ci yàgg bi te laa bëgg ñëpp xam na dama koy waxal si tëdd di waxal Papa Sow moom loolu yoonam nekkul ci combat bi. ci lan. mu ne daal dafa mel ni que saa yoo amee examen bu lay war a yóbbu ci VIP yi da nga koy lajj te Papa Sow mbër bu dangereux la naka nga waajalee combat bi ak lu mu la jaral ci wàllu pour nga am ndam. waaw xam nga ñaari question lañ boole moo tax ma ne la ci lan ndax même question moom laaj Papa moom la ma laaj waaw mais li ma ciy wax mooy man Modou yoonam nekkul ci combat bi te Papa Sow ak Modou Lo ñoom ñaar ñoo dëkk te dañoo sekk relation boo xamante ne loolu yàlla moo ko def Modou Lo relation bu ñu xamante yàlla moo ko def Modou lu ñu gisante ci àdduna ak li ko nit ñi di wax matul ñeenti yoon
mais famille moo jaar foofu te gis nga gor munoo wax si nit lu baax suba nga waat si moom leneen su yàggee sax yow dañ lay sikk gis ngeen man sama njàmbaar laa yor si sama gëm-gëm laa yor Modou bu jàppalee kii da ko war a jàppale bu ko jàppaloon da ko war a jàppale mais man sama combat man ak papa moo ma intéressé beneen question bu mu wax mooy maa ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla may ma ci lan te aw ma ci benn tiituwaay aw ma ci lenn wàññiwul dara ci sama njàmbaar te yàlla laay séntu ndam te maa ngi ko koy ñaan jaajëf. ci liggéey bi la rek ay ca ñu jàll ci beneen laaj Thierno jàll na pël bu rafet Baol TV pël bu nice doo ñëw asalaamaaleykum maa ngi nuyu képp ku teew ci salle bi di nuyu Pape Abdou Fall rawatina ñaari mbir yi nga xamante ne ñoo ay question ci Papa Sow Papa Sow ñu gis ne saa booy bëre rek masse bi ngay indi mooy li nga toll rek noonu lay toll en plus ngay bëre ak ki nga xamante ne njool la muy Siteu bu loolu weesoo ñu dugg ci li nga xamante ne mooy écurie Fass ngay bëre ak Siteu le 5 avril incha allah bi ngay bëre ak Ama Baldé dañ ne woon problème mu encadrement la woon bii ñu ne dàq nañ la kon maanaam correction ngay bëre yow Papa Sow est-ce que yaa ngi bàyyi sa xel bu baax ci loolu mu ñëw ci ki nga xamante ne mooy Siteu rek dajeex ki nga xamante ne mooy Papa Sow mu nekk ndaam fi mu toll rek day toll Papa Sow day songu day mboot day jaar ci fanaay mbaa yaa ngi bàyyi sa xel ci loolu en plus ndax say supporters pare nga pour waxtaan ak ñoom ci non violence bi ba li la daloon ci sa contour ak guy gi dootu la dal merci beaucoup. merci pour bu nice pour bu rafet laaj bu rafet pour bu rafet laaj bu rafet kan Babacar Diagne ba voilà ñu bàyyi papa déjà mu tontu ci question bi nee na gis nañu à chaque fois daal booy bëree presque même masse bi ngay indi ci combat bi parfois nag nga yokk ba jaaxal gars yi tamit mais aussi le 5 avril nga war a bëree te à chaque fois encadrement Fass ñoo la doon encadré tey jii nga war a nekk ci yeneen loxo ndax loolu yëpp du nekk pression te mbër bi ngay bëree aussi njool la. waaw mbër bi may bëree wax dëgg yàlla champion la mbër waada la prouvé mu laa saa ko waaj ma ne ko mbër mu def 1m90 am toog def bëri ko kooku mbër nga toog nga ni mbër mbal nga ni mbër ñun nag suñu temps yi ñuy joué bu ñu waree bëri ku diis lu waree yokk suñu poids yokk ko lu waree bëri ko xamante ne daf moom boppam ñu wàññi suñu poids ñu wàññi ko loolu la rek quoi. Siteu mu ne papa ndaama la luy song di mboot di jaar ci franc yi loolu yëpp ndax sóoraale nga ko ci combat bi le nga war a bëre ak moom ba war a naka nga koy préparer daal en quelque sorte. xanaa njool yëgul ndaaw rek. njool yëgul ndaawa Siteu man ndaawa la mais ndaawa yëgul njool la bàyyi ba quoi. waaw loolu moom dëgg la njool yëgul ndaawa man ne njool moom yëgul ndaawa. njool daal faalewul ndaawa. waaw jërëjëf loolu leer na ay ca waxtaan baa ngi bëgg a neex après pël bu rafet ñu jox Bour Gueweul. salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel xanaa rek balaa ñoo tàmbale kàddu yi ñu jaale Bour Gueweul bi XFM di ñaan yàlla nuy buur xare ko aljana fi barkat Cheikhul Khadim waaye di jaale it wulli ndax gaañ ñëpp tey demoon nañu ba Réfane dem jaale ji ko waajuram bu góor Siteu ñu di la jaale Fodé Dramé nga tukki sa gannaaw sa meer xarit génn àdduna loolu la yàlla rek ko set waaye dañu ñaan yàlla Cheikhul Khadim teeru ko xanaa rek ma am ñetti laaj yoo xam ni benn bi taalibe Cheikh naa moo ko moom le grand promoteur Pape Fall
beneen bi Papa Sow moo ko moom beneen bi Siteu waaye di ndokkee le doyen Mamadou Ibra Kane ci groupe E-Media événement bu njëkk bii mu njëkk dugal loxoom ci làmb yàlla na leen ci yàlla defal ndam lu jéggi seen njort ndam loo xam ne dootuñu ko fàtte bi rajo bi diini Papa Sow ñu ci bëri ñu ngi dugg ci problème mu Fass xëy na des fois ñu bëgg a boucler le débat te ni mu tombee la sa combat ak Ama Baldé Papa Baldé amoon na doole liggéey na ko physiquement il était prêt mais même ba ci biir stade bi bu dee daan nga saan Papa Sow da ngay xam ne bis bi tey am na lu ko manqué wala am na peut-être que lu muy bërewaale psychologiquement nga jóge ci défaite tey war a jàkkaarloowaat ak Siteu du sax may chance mais Papa bu ci jëlewaatee défaite est-ce que waa Fass bi ñu la yey muy benn est-ce que duñu la yey beneen bi mooy sama question bi ma jëmale ci Siteu combat yi ci bëri yaa ko daan jaay à travers ta communication gis nañu tey situation bii di xeeñ nii moo amoon sa diggante ak Zos mooy respect beeg raayante beeg des fois dafay xaw a am fu mu yóbbu làmb ji dégg nañ fi àll paaya dégg nañ fi Zos doon 100 francs waaye tey ba tey Siteu dafa mel ni ku xaw a ruus Papa Sow Siteu jóge nga ci défaite de la victoire ba noppi amaat défaite mais est-ce que jël nga en conscience ki ngay bëri la mbër mu rythme la mbër moom expérience te mbër moom mën a bëri la Siteu bu ci amaatee défaite nu muy demee Pape Fall ne nga làmb ji billettage bi wax nga ci mooy kenn du jaay billet ci stade bi est-ce que Pape Fall dafa nar a duggaat ci système pay-per-view bi ànd ci ak waa groupe E-Media te souvent foofu amateur yi wala ñi jot a jënd seen i pass chaque jour seen i désagrément lañ ci wax est-ce que tey bu dee pare nga pour def ko yow waa groupe E-Media est-ce que jël ngeen les dispositions nécessaires jërëjëf def dama ni Papa Sow sa combat ak Ama Baldé ku xam mbër keroog xam ne indi nga doole entraîné nga mais psychologiquement làmb jooju ku xam ne bu la xoolee xam ne nekkuloo est-ce que dafa amoon ay manquement yu am sa diggante ak waa Fass jamono boobu est-ce que bu fekkee situation boobu moo nar a amaat sa diggante ak sa et puis nga jóge ci défaite contre Ama bu la defee dalante ci combat bi donc mbëru ndaw yi foog ñu yëg te di nga leen may chance. waaw man ne ma xool nee na est-ce que boo ci amee défaite waa Fass du ñu la yey du ñu sotti seen i bëñ di la rey. mais man ku ma xam bi man duggee ci làmb ba léegi saa yi may ñëw làmb damay indi état de forme bu mu war a indi wax dëgg yàlla mais ndam nag yàllaa koy joxe li ñuy wax sa jour rek kenn amul njàmbaar ndam sa bopp kenn amul leneen yàlla mooy may ndam yàlla ñu yàlla may ndam loolu laa ma ci wax. waaw dégg naa lu mu wax xam nga ñoom dañuy jaawale ku rus nit ak ku jox nit cër kii rusuma dama ko jox cër ndax moom moo yeyoo cër moom moo yeyoo cër suma combat ma nag moom nag ku yaakaar ne buseel moo ci nekk wala leneen moo ci nekk da nga sa bopp kii dinañ bëree ba adduna ñëpp xam ne bëri nañ lépp lu ñu war a def dinañ ko def combat bi yaakaar naa ba mu war a taxaw yàgg na dëgg kii boo xam ne si mbër yi mu njëkk a bëgg si sama xol nit wax si sa mbaaxu waaye yàqul dara si sa mbaax kii yaakaaruma sama yoon dara mais combat bi ma dama ko daw ba sonn mais dama gëm ne xaalisu làmb bi xaalisu combat bi moom yoonam nekku ci moom Papa Sow moo ko ci dugal ndax du mën a moom ndax dama ko bëgg dama am si moom cofeel man dama jàppoon ñeneen laa war a bëri mosuma xalaat dinaa bëri moom ndax dafa jiitu si sama xol loolu laa am lu may wax. waaw cofeel googu ak jiitu gi mu jiitu sa xol ndax bu ñu tëjee barrière yi loolu du la empêcher
nga giite ngaas wala boog nga indi safara. waaw moom laa lay wax naa la ko nee naa la ruus ak cër dafa wute kii moo yooyu cër dama bëgg nga dégg li may wax moo yooyu cër moom moo def lu tax xale bu war a ñëw da ko war a jox kii ku ko joxul cër xamoo sa bopp kii lu mu def si làmb ak fu mu jaar ku ko joxul cër xamoo sa bopp mais dama la bëgg a wax ne kii xaalisu làmb bi maanaam yoonam nekku si sopp moo ko ci dugal. papa looy tontu ci loolu nee na sob rek moo la dugal ci làmb ji de waaye bu ñu tëjee barrière yi beneen affaire lay doon ruuseel géeg yëpp da koy bàyyi fële ca dëkkam ñëw jàkkaarloo ak yow. c'est mbër bu neex a bëgg la moom laa wax sànq bu toogulee ma ne c'est mbër bu neex a bëgg la moom laa wax sànq bi nga toogulee li ma ngi daal bàkku naan boo bàkkoo mu neex boo bëree mu neex ah bu dafa nekk ci moom mbër dafa nekk ci moom waaye dama koy jox tuuti ay kii laa koy jox mu xalaat bu si mel nii ñaari mbëru joxante cër muy mbëri na dóorante ba gaañante ma yi ma fekkee bokk ñaari mbër yoo xamante ni saa yu demee nii moom mooy ku dem na la Siteu yokkal sa condition physique yokkal sa xeex yokkal sa bëre te xam ni combat bi du yomb léegi mu neex ah daa war a neex waaw xam nga face à face xam nga dafa lan li ñu war a xam kii moom dafa gudd sa face à face dañuy ñëw fii pour jàngoro journaliste yi ñu laaj ñu tontu dafa gudd face à face dara neexagul Pape Fall mi xam naa ne bisam ñu ko mën a jaay mooy mbër yi man sama combat mosul yomb ba mu dalee bëri ba léegi man bu muy dugg si làmb man bravo la ma war di wax man bu muy ñëw si làmb ñu bëri ay comédien lañ ma jàppe woon ndax boobu ma dugg 60 kilos man mosul ma séntu ne damaa bëgg a toll ni mbër mi wala mbër mi chaque jour su ma xëy dama ci nekk lu ma yàlla jox ci entraînement damay jël mais dafa am lu ñu war a xam mais gis nga ñun dañuy dundal làmb ñun dundal lañu làmb kese de dañuy dundal làmb te kii mbër la te wallaahi dina xam ne mbër la jàkkaaroo de papa mbër la kii ku ne du mbër rek yow da nga xamal sax sa bopp kii li ma lay wax dama doon toog si néeg man ak ki may tëgal jini seet kooku du suñu géwél kooku man ak moom bokk nañ si njëkk a bëgg jëme ji ma koy woowee Ousa moom boobu ñoo ngi liggéey téer ci marché Diamaguène di nuyu Moussa Fall ci marché Diamaguène mais doomu aadama gis nga xam nga ñun li ñu manqué si làmb suñu espoir li ñu manqué mooy dañoo war a wax li nga xamante ne foofu la nit jógee journaliste bi dugg si làmb da nga war a xool mbir bay wax nga xool fan la jógee ak fan la jaar tabax nii yaa ngi limal ay victoire ak ay 20 victoire ni ko ëpp victoire si làmb bariwul mais tey boo ko laajee journaliste question kan la daan duñ la ko wax kon nañ ko dem wér ci xam kan la waxal ko lu mbaa am waxal ko champion mais kii nii man ak moom suñu làmb bu ci nit seeti violence man ku ma woo dama lay xuri ba nga dagg man mais kii nekkul nit ki woo ko doomu aadama kii làmb ko indi te man du ma toog doomu aadama kii dañuy bëree dañuy neexal dañuy def bu ci doomu aadama seetu ñaaw lu dul làmb ju neex te bu ci doomu aadama seetu benn wax boo xam ne xalaat ne wax bu ñaaw la wala leneen man samay terme da ngay déglu commencement ba fin du ma mës a dépassé doomu aadama te du ma mës a wax loo xamante ne yaa mais nag damay neexal làmb ji ndax ay lu ma nga fi kon dama ko yombal. jërëjëf Siteu ayca Modou Anta arène bi ah non Pape oui une seconde Pape Abdou sur le pay-per-view. damay rebondir rek juste ci li Siteu conclure yéen ñi teew fii yëpp complet woon ne li làmb ji ay millions lañ ci fay maison de presse yi nga xam ni ñoo leen yabal fii ci ay millions la ñuy tudd ñeneen ñi jot seeni site bopp da ngeen a yaakaar am ci ay millions mais pourquoi pas les promoteurs. Je veux dire par là dama leen wax ni leen ni à l'entame de mes propos que ni làmb ji may organiser ci Siteu ak Papa Sow gratis bi tey la te tey la yem gratis bi tey la woon mooy point de presse bi te tey lay yem leneen li ci des yëpp
yéen a ngi nii di ma déglu et je prends l'assistance à témoin ku ma jàppale jarul nga may laaj accréditation maa la koy send directly ku ma jàppalewul na nga tëdd sa kër jënd pay-per-view seetaan ko ku ko mënul daggal bii ñëw ci stade bi leer na salaamaaleykum. leer na nañ Modou Anta arène bi donc nga ñëw samp sa laaj. salaamaaleykum maa leen di siyaar mbooloo mi di siyaar ñëpp di siyaar Pape Abdou Fall di siyaar Papa Sow di siyaar Siteu am naa question pour Papa Sow ak pour Siteu ak pour CNG bi ak pour Pape Abdou Fall ah sama première question Siteu la taalibe Bamba Siteu Baye Fall maa lay siyaar bu baax dama gis ne 2011 le 7 novembre Papa Sow bi muy bëri ak Tonnerre bokkal nga ci ñi bëri woon combat préliminaire ndax boobu sa xel nekkoon na ci di nga dem ba bëri ak Papa Sow Papa Sow 2011 bi ngay bëri ak Tonnerre ci combat bu rëy boobu ndax bàyyi woon nga xel kan Siteu mi ngi woon ci combat préliminaire yi di bëri ndax bàyyi woon nga ko xel bu baax a baax beneen bi Pape Abdou Fall maa lay siyaar bu baax a baax dañu gis ne làmb yu mag